askan wi nag jàpp ni nguurug Sénégal xëccoo nga xam ni mi ngi koy xëccoo SDE jamono ji ci 0% ci fukk yi leen joxandeegul ñoom ñoo cay loru jamono ji loolee leen mënta dégg ko nopp dañ ci ànd ak Alassane Balde ak Tidiane Diop ñi nga xam ni wax nañu ci yenn ci kër. bi liggéeykatu SDE daal di soobu ci grève lu ni mel nag askan bu bëri daal nañu dund ay jafe-jafe ci diwaanu Ndakaaru ak banlieue bi naka noonee nag ci Liberté 6 extension foofu ñenn ci askan bi lot nañ ci lool soxna si ñu dajal nag moom di ñaawlu lu ni mel. ñu sonal carrément mënuñu def dara nit ñi xëy fajar ak location yi dafay metti. métti na trop métti na yéeme na ñàkk ndox dafa bokk ci doomu aadama. naam sax xam ne nañ revendication indi li liggéeykat yi lu mën a nekk la waaye nag ñii ñu dajal jàpp ni foofu ñu bàyyi xel askan bi ndax ñoo ciy gën a loru. ñuy bàyyi xel population bi aussi parce que ñoom tamit ci population bi lañu bokk ñi nga xamante ni ñoom la ñuy amal problème ñu waxtaan ba jubóo quoi parce que aussi on est dans un Sénégal de dialogue. ñu jàpp ni jot na ñu indi saafara ci jafe-jafe bi ñu nemmeeku ci wàllum ndox mi te ak ku mu mën a doon baax na li am solo rek mooy askan bi mën a jote ci ndox. gouvernement ñu ngi def ay efforts mais y a des choses à faire quoi. metti na trop na ci état bi wax daal parce que metti na trop ndox tam ku ko amul doo liggéey. on est au 21e siècle problème ndox waratul nekk problème ci àdduna parce que ndox dafa nekk loo xamante ni c'est vital. laata nag yëf yi di dellu soit na mu nekkoon ku ci nekk nag di wut say pexe ngir rek mën a am ci ndox moo xam ci borne fontaine yi ñenn ñi sax ci camion yi nga xamante ni ñi ngi def ay dem ak dikk rek ngir jàppale askan yi nga xamante ñoo dëkk ci yooyu gox te ñàkk ndox. crise bi am diggante sénégalaise des eaux ak itam nguurug Sénégal tax na ba jëwriñ nga xam nit moom lañ dénk lépp lu jëm ci wàllu ndox ak assainissement daal di nag génne ab communiqué di artu liggéeykatu SDE yooyee jàpp na ni kat seenu ko grève boobee nga xam ni te xeex la goo xam ne doxal seen diggante gouvernement gi tax nañu waa SDE googu ñu daal di tëj ci yenn ci ay xambi ndox ba tax na sax ñenn ci pàccuk askan wi démb ak tey amuñu ndox ci seenu ko robinet SDE nag ma ngi cay daal di axtu gouvernement gi ma ngi cay daal di axtu SDE ci ab communiqué boo xam ni ki nga xam nit moom moo di Fatimata Diop moo nu ko jàngatal. men nag askan bu bëri daal nañu dund ay jafe-jafe ci diwaanu Ndakaaru ak banlieue bi naka noonee nag ci Liberté 6 extension foofu ñenn ci askan bi lot nañ ci lool. jëwriñ bi ñu dénk wàllu ndox ak assainissement maire bu Fuuta la def Serigne Mbaye Thiam nag li koy firndeel moom moo di nekk ci ab communiqué bu mu jébbal rédaction bu Zik FM kaddu yu ñagas yim ci yëkkati jëmale ko ci liggéeykatu SDE yile jàpp ne sax ñoom ñooñee dañuy def acte de sabotage lu koy firndeel moom moo di rek occupation wu site bi tëj vanne bi waaye tamit arrêté installation wu traitement wu ndox boobule nga xamante ne loolu yëpp mujjantel gi moom moo di rek perturbé ni ndox mi di ñëwee ni mu waree ci askan wile ba mu jàpp ne sax lañu bëgg moom moo di rek jël en otage askan wi gouvernement bi nag dafa catégorique ci mbir mi ba tax na sax mu ngi informé ñi nga xamante ne ñoom ñoo def boobule ñaawteef mu jàpp ne nag responsabilité boo mën a yor dinañ ko topp ba mu sës ndax jàpp ne nag acte la boo xamante ne kenn du ko nangu tey kenn du ko nangu ëllëg ci fàttali sénégalaise des eaux fas yéene naa jébbal ñi nga xamante ne ñoo di waa Thiès lii lee di exploitation wu ndox bu sell bile waaye jamono jooju nag la ñu nemmeeku moom moo di sëy bu tas ci diggante nguurub Sénégal ak société des eaux mi nga xamante ne lañu bëggoon def ci wàllu waxtaan mu ngi mel ni nag du mujjee ci waxtaan rek. dem ci diwaanu Pikine intersyndical bi nga xam ni moo lëkkale ñi liggéey ci collectivité territoriale yi daal dina ñuy nag bëgg soobu teet ci jàmmaarloo yuñ faral di amal ak nguurug Sénégal buñ sukkandikoo ci ñoom am na loo xam ni it kon la ñuy sàkku ci gouvernement gu Sénégal moom moo di ñu xaatim ab décret boo xam ni moom mooy taxawal seenu ko liggéey ci fonction publique locale bi ak itam yeneen mesures yoo xam ni mooy gunge boobule décret moom Sidya Ndiaye njiital FGTS daal dinay xamle ni juróom-ñetti at syndicaliste yi ñu ngi koy xaar yàgg na te bari na faaw nag nguur gi gaawantu ca googule dëkk xëy ñu teewlu kàddu yi moom Sidya Ndiaye mi ngi ko daal di dénk Younoussa Baldé. fonction publique locale dafa doy ñu ci engagé ay lutte léegi cooki fin la ñu toll maanaam nañu jox lu ñu moom ñu dem suñu yoon parce que nag tey du ñu seetaan mandat élu la koy jeex na ñu ngi préparé décret pour prolonger seen mandat yi ñun nag moom la ñu xaar décret boobu buñ ko génnee nag. ñu xam ne nag dinañu fekk suñu te génnewuñu suñu bos danañ xam ne fii nag gestion yaa ma neex moo fi nekk parparloo moo fi nekk maanaam défendre intérêt politiciens yi bay travailleurs yi loolu duñ ko seetaan ñu interpellé président bi prolongation mandat yi du génne te suñu décret bi génn sans compter les mesures d' accompagnement yi nga xam ne moom la ñu war a kii pour fonction publique bi jeex ñaata at ñu ngi xeex loi bi 2011 mu des 14 décret yi ñefe nañu ba mu des benn mais yaa xayti nañ ko génnee
lañu daal di desandi ni ki démb xaatim nañu ca conseil des ministres gëneenub décret boobee nag moo daal di taxawal Famara Ibrahima Sagna ngir mu jiite kuréel gi nga xam ni it ñooy waxtaane dialogue politique national bi numéro 2 bu parti réew mi daanaka décret boobee sax taxaw ko di fecc ndax itam jàpp na ni décret gi ak tab gi daanaka amatul genn ak effet ndax lañ koy def dafa daal di bari ci réewum Sénégal dëcc fàlle wi ñu teewlu kàddu mu dénk Fabrice Ngema ci téléphone. le président Famara Ibrahima Sagna bi ñu ko nommé yàgg na te dialogue politique yi nga xam ne ñoo ngi koy def dafa am ay questions yi nga xam ni importante la pour notre démocratie importante pour la classe politique de façon générale question yooyu bi ñu ko traité ba pare dana ko envoyé depuis le 8 août sans suite muy audit du fichier di évaluation du processus électoral boobu ba tey amul benn suite bi ñu ci accordé mais li wér mooy classe politique yëpp bëgg nañu dialogue politique bi avancé et il faudrait en ce moment que ñu installer Famara Ibrahima Sagna ministre bi effectivement bi mu ñëwee assemblée wax na ko mais semaine bi pratiquement léegi mu jeex lire nañu tey rek que ni décret bi nga xam ni mooy nommé membre comité de pilotage bi décret boobu génn na je pense que pour cette fois au moins daanu appliquer loolu pour nous permettre d'avancer de façon sérieuse ci dialogue politique bi surtout ci question yi nga xam ni dafa ñor opposition bi ñor classe politique bi. Abdoulaye Wade demoon na jaalal di njabootu Léopold Sédar Senghor gannaaw génn ak àdduna soxnam sa woon di Colette Hubert Senghor foofu Abdoulaye Wade naka daal dinay fàttali jaar-jaaram diggante ki njëkkoon nekk président de la République bu réewum Sénégal foofee sax xam na ni Léopold Sédar Senghor daanaka ci mbébétam bokkoon na ci Abdoulaye Wade daal di koy wutu ba sax bëggoon na xaatim ngir mu nekkoon fi ci jamono vice-président bu réewum Sénégal niki démb la daal di xamle lu ni mel moom président Abdoulaye Wade ci kanamu njabootu Léopold Sédar Senghor gépp dañ ci ànd ak leeralu Fatulaye Mbaye Diop ak Abdou Malick Colette Senghor Philippe nañu tëdd ci jàmm fa ñu ne ci noonee le président Wade daal di nag gunge ke nag ay ñaan ñi nga xamante ne ñoom ñoo daal di faatu moom président Wade loolu la tëjee discours am bilee discours sax mu ci wax rapport yi nga xam ne amaloon nag Colette Senghor moo amoon xel ngir nag ñu daal di tabax li nga xam ne mooy école Mariama Ba mu doon nag jigéen ñoo xam ne moom daf leen bëggoon ni ki yaay nu muy bëggee doom day wane ne ni nga xam ne moom la Colette moom daal di meloon grandeur bi mu amoon waaye tamit daf ñuy fàttali ba léegi nekkin ak jëfinam yi nga xam ne ba léegi mu ngi ñuy gunge ba mu faatoo ba léegi. moom Abdoulaye Wade di ñëw itamit ci diggante max Senghor tax moom mu naroon rek wuutu kii di Senghor. mu mës a wax ne ca dëgg-dëgg man sax Wade mi laa bëggoon moom mu wutuma waaye nag moom dafa daal di créer beneen partem daal di yàq sama plan yëpp Senghor nag daf ma proposé woon poste vice président. Moustapha Niasse itamit daal di ñëw ci rôle bi nga xam ne moom daal dina koy jouer ci diggante ñaari président yi lee. J'étais au milieu de cet événement-là. man ci laa bokk li tax tey Sénégal ubbeeku ba tey ji démocratie am gën a yaatu ndax nag doonoon na ca Mogadiscio épisode Mogadiscio doon na loo xam ne maa ko doxoon ba ñoom ñu mujj daal di gisee. ci ab discours am nag Wade daal dinay xam ne conditions yi nga xam ne kii di Senghor moom la demee nekkul lu yomb loolu te nee na dina ci delluwaat ci biir ay mémoire am. Macky Sall moom daal dinay dalloo ni ki démb génn ak aéronef bu yees à 330 niveau bu Air Sénégal di roplaan gu yees goo xam ni kon ci compagnie Air Sénégal SA lay daal di bokk ñu ko duppee nag boobu la appareil bu yees Sine Saloum Macky Sall ci noonu daal dinay sàkku ci agent yi nga xam ni ñoo daal di nekk ci administration bi yëpp ak itam képp ko bokk ci gouvernement gi ngay daal di voyager ak itam Air Sénégal bu nekkee ni ci mission lañ la daal di yónni di li officiel sàkku na it ñuy liggéey ci biir roplaan yooyee di Air Sénégal liggéey ga ñu ànd ci ak xarañte ngir ñëpp taamu boobule compagnie dañ ci àndal Abdoul Aziz Sow da baax Babacar Mar. Airbus 330 néew bu Air Sénégal ñu koy dalal jàmm ak ndox mi ñu koy sotti muy appareil bu mucc ayib di def si 240 fukki place ñu duppee ko Sine Saloum. le Sine Saloum. Sine Saloum di destination touristique bu privilégié dina associé baaxam ak i tradition ci suñu compagnie nationale bile. Air Sénégal di gën a ñoŋal réseau am ci dëndu Afrique. AIBD affiche ainsi. lim bi ci dem beeg dikk bi fii ci AIBD mën nañ koo rafetlu laataat bi jeex dina mën a toll ci lu ëpp 2 millions yi nit ca 2020 kon ñuy xaare ni 3 millions yi nit. Et certainement les 3 millions de passagers
avant la fin de l'année 2020. njiitu réew mi di woo liggéeykatu Air Sénégal ñu gën a téye bileb kër sàlloog liggéey ngir mu gën a jëm kanam. toute négligence bépp négligence mun na indi ay conséquences yu jéggi dayoo ci loolee liggéey ni ki rigueur rek laa leen di sant. yemu fa gouvernement bi itam mu sàkku ci ñoom bu ñuy amale seeni mission biti réew ñu taamu Air Sénégal. les agents de l'administration muy ku bokk ci gouvernement bi wala bépp agent administration ak structure d'état yi lé maa ngi leen di ñaax ci bu ñuy amal seeni déplacement ñu jaaree ko ci Air Sénégal. njiitu réew mi ba tey mu bëgg ci direction kër googule ñu amal a plan ñeel contenu local ngir yeneen banqaas itam mën a gis seen bopp ci lu ni mel ngir koom gi gën a ñoŋ. gannaaw roppalaan gi Sénégal war a dalloo leneen loolu at avril atub 2020 lañ koy daal di dawloo mu di train express régional gi dëwriñ gi dénk lépp lu jëm ci wàllu ko dem ak dikk ci suuf si moo ko daal di xamle moom Omar Youm jàpp na ni ko njëgu ko teer googu ñi ngi ko daal di taxawal ci juróom-benn téeméer juróom-ñaar fukk ko juróom-ñett ci ay milliards ci suñuy koppar été ba nii kenn xamul njëg ak dem ak dikk bàyyi ko jëm ñaajo ñëw Ndakaaru ñaata lay daal di jar ci wàllu ko paas Assemblée nationale yëkkatee yi les kàddu gannaaw buñ ko natal ak gafa moom jëwriñ gi dénk dem ak dikk ci suuf si mu toll ci ñaari téeméer juróom-ñeent fukk ak juróom ci ay milliards ci suñuy koppar ministre Omar Youm ni teewlu kàddu yeeg Mouhamadoul Fofana. travaux bu nawet amee mu am ay problème mais dañuy taxaw boobu dafay am impact ci délai bi nga xam ne moom lañ ko venir mais incha allah député yëpp y compris les députés de l'opposition ci année 2020 bii dinañ leen invité ngeen ñëw dugg ak ñun ci train express régional bi ñu inauguré ko en satisfaction de la doléance qui est exprimée par les populations du Sénégal. mais jàpp naa ne man tey fi may wax ak yéen mooy dëgg mooy incha allah avril 2020 motuwaay yëpp jël nañ ko pour train bi mën a commencer la mise en exploitation commerciale. moo tax ñuy wax tarif yi yëpp waxul ñu seen aqulaay taala gisuñu fenn fu ñu ne tarif bi 1500 la wala 150 wala 2000 bu jógee ci gouvernement. train bi kenn waxagul tarifam ñaata la du 3000 francs du 1500 boo xam ne nii gouvernement validé na ko loolu aussi il faut mu leer. parce que ñu ngi ci waxtaan te pareeguñu waaw looy waxtaan te pareegoo nan lañ ko mën a utalee tarif parce que dañuy bëgg a yàq déjà xelu Sénégalais yi TER bi du àgg 1200 milliards TER bi ci muy wax ak yow fii 678 milliards ci lañ xam du fi ne. ci at wi ñu daal di génn maanaam 2012 ak tey daal dina ñuy taxawal lu toll ci junni ak juróom-ñetti téeméer ci ay kilomètres ci tali waaye tam lu toll ci juróom-benni téeméeri junni ci ay piste de production ak téeméer juróom-ñeent fukk ak benn ci kilomètres ci wàllu autoroute Macky Sall ba mu toggee ci boppu réew Sénégal ak tey def na fi lu ni mel moom jëwriñ gi dénk wàllu ko dem ak dikk gi ci suuf si daal di xamle ni kon yeneen ci ay taleek yeneen war nañoo daal di leen di taxawal ci Île à Morphil waaye tam ca Foundiougne te it fonds d'entretien routier bi daañu ko yokk at wi bu soobee suñu borom dañuy daal di dem ci foire internationale bu Ndakaaru daal di nañ koy tàmbali ni ki tey ci alxamis gi waaye nag nee ñu am na yenn ci liggéey yoo xam ni ba tey ñu ngi koy daal di def gannaaw bi nga xam ne ay waxtu dong des ñu daal di amal cérémonie d'ouverture bi nga xam ne ci ngoon lañ ko war a amal situation boo xam ne nag jaaxal na lool ñi nga xam ni ñoom ñoo di exposants yi nga xam ne ñoo ñëw foofee ngir jaay seenu bagage am nay embouteillage yoo xam ni kon daanaka dina ci daal di yokku ndax itam gis ngeen ni Ndakaaru boobaak léegi dafa tàmbalee xat ak itam defaru permis de conduire yi nga xam ni foofee lañ koy def ca biir foire ba mu war a nekk ay jafe-jafe yoo xam ni yëpp naan ko ba ko yëgoo ak Madani Marika def nañ ci reportage ngir saytu ko. foire internationale bu Dakar tey jilee lay ubbi mboolem nationalité rawatina ñiy ñëw di jaay si ñu baree bari noppi nañu waaye nag am na luy ñuul ci soow mi. ñu ngi toog ni amuñu stade yi ba léegi paregul foire ba léegi ñu toog ba heure bi c'est pas normal nit yi bu ñu jógee ay régions ñi Kolda ñi fépp ñu ngi fi jógee toog di xaar ni ni waxuñu dara koo si gis doo xam koy waxal. file nag am na ñeneen ñu fi ne waaye li leen soxal mooy ñëw déposer ngir am seen permis de conduire ñoom ñi lee di ragal gën a jànkonte ki jafe-jafe. day gën a metti ak foire bi déjà c'était compliqué mais ak foire bi di ubbi nii day gën a metti ci ñun parce que nit fii day gën a bëri nit donc. il faut que ñu jël mesure yu bees pour accompagner ñi nga xamante ne bëgg nañ déposer te déposer guñu bi yeneen bureau yu bees yeneen lieu bu dul fii nii. ginnaaw ñooñu lee taximan yi ne ñoom it ne daañu am lu leen gàllankoor ci seen i liggéey ak ubbi tekk foire bi lee. client Sacré-Cœur foire boo ko jëloon 3000 sax doo ci génn 5 heures 6 heures doo ci génn da nga def ci diggante bi 2 heures temps xam nga bi loolu perte ma la client bu mën a foire jaral na moom bañ koo jël parce que fii nii jaar fi ngoon gi dara jaru ko client yi il faut ñu comprendre waaw parce que fii dafa metti
foire bi dañ ko jëlee fi yóbbu ko Diamniadio. ci fàttali foire internationale bu Dakar bi dina am ci CICES di centre international de commerce extérieur juróomi fan jàpp fukki fan ak ñaar ci weeru décembre bii ñu ne ci lu ñeel wàllum kaaraange gi dispositif bu am solo le gendarmerie nationale jël ngir aar nit yi ak seeni alal. ndongo yi jàng science ci série S2 ak S1 ci lycée Albouri Ndiaye mën nañu daal di nokkiwaat ndax itam ñi nga xam ni it ay ndongo la ñu woon ca googule lycée te it génnee foofee ca atub 2003 boobee daal di nañuy réfectionné ñaar ci ay laboratoire yoo xam ni daanaka dafa màggetoon ba jéggi dayo ne ñu naka kon daal di nañuy jébbal sax ay téere ñi nga xam ne ñoom ñoo di ndongo yo foofee tax ba njàng mi daal di war a mën a gën a ñoŋ foofee te it naka kon ndongo yi ñu gënoon di jàngalekat yi mën ca gën a gis seen bopp ci Linguère la ñuy dem fekki fa Mass Ndiaye. ndongo yu nekk ci lycée Albouri Ndiaye bu Linguère mën ne na noyyiwaat bu baax te sant élève scientifique génération 2003 ma yeesalaat labo yi laata mu leen di may ay téere ci ab lim bu takku porte-parole Daouda Diaw. école bi ñun dañ fay jaar bi ñuy doon ndaw mu def ci ñun tàggat ñu def ci ñun li nga xam ne moom lañ doon léegi donc ñu jàpp ne war nañoo delloo buum ca mboy mboy ga beneen bi aussi mooy ñu participer ci li nga xam ne état mi ngi koy def pour suuxal éducation maanaam njàngatu xale yi. lu ñu mel principal bi di Ousmane Seck rafetlu ko. te bokk na ci loo xam ne daf ñuy jàppale pour njàng mi wala mu gën a jëm kanam parce que ñëpp xam nañ ne science voilà kenn mënu ko def rek ci ay théorie il faut que élèves yi ñu def ay pratique te pratique. njàngum science ci laboratoire lañ ko mën a def te labo yi malheureusement nekkoon nañ ci benn état boo xam ne taxoon na ba kenn mënatu ko woon voilà jëfandikoo lu mat ñetti at voilà boo xoolee tëj nañ ko ba ñu gisee image yi ñu wan leen ne labo yi yàqu na te ñoom ñu xam ne fii lañ jàngee woon ñoom ñëpp dañoo boole seen doole ñëw jàppale ñu waat ba labo yi nekkaat ay labo yu bees. askanu Jolof war nee na roy lii ngir yir ndongo yu nekk ci lycée yi ak suqali njàng ak njàngale mi. données ak caractère personnel yi war nañu daal di gën a xool naka lañ leen di réguler loolee sax taxawal nañu daal di nag valider ab benn projet de loi boo xam ni moo fi war a wutu bi fi nekkoon ci noonu it amal nañ ab ndaje ci diwaanu ko Saly ngir daal di valider boobu le projet de loi bu yees boo xam ni kon war nañ ko yóbbu fa fecc assemblée nationale Awa Ndiaye mi nga xam ni moo jiite kër googee ñu tollu kàddu ci dénk gannaaw loolee Papa Dieng. texte yi 2008 lañ ko bindoon. te ku ne xam na ne technologie ak li muy doxee lu mu gaawee wax dëgg yàlla 2008 sore na. société numérique bi 2008 dafa mel ne 100 ans la ci ginnaaw kon lu bare xew na fi. dañu bëgg loi bi su génnee benn acteur bi nga xam ne bokk nga ci société écosystème rek bul wax ne man kenn boolewuma ci woon. lu ñu ci dugal bare na damay commencer par CDP ci boppam war nañ ko gën a dëgëral. war nañu ko joxaat ay jumtukaay yi nga xam dina mën liggéey bi ñu ko sant mu doxal ko. dañu bëgg mu nekk dëgg-dëgg autorité de régulation kon loolu yëpp mi ngi ci biir loi bi ñu renforcer ko. dafa am yu bari nga xam ne nekkul woon ci loi bi su ma xalaatee intelligence artificielle rek damay wax ne loi bi waxu ci dara internet des objets loi bi waxu ci dara. su ma xalaatee ne que drone yi nga xam ne mi ngi gën di bare léegi ci Sénégal loi bi waxu ci dara kon loolu yëpp dañ koy xool pour seet li ci nekk woon ñu dugal ko ci waaye dafa am leneen lu am solo li nga xam ne dugalaat nañ ko ci loi bi mooy dañu renforcer droit yi nga xam ne citoyen bi moom la am. aslëf ci tàggat yaram laata ñuy sóobu ci li ci yéenekaay yi dañu koy daal di dooree ak itam li nga xam ni moom moo jëm ci wàllu saltige ay athlètes ya nekkoon foofee ca diwaanu ko Tëngéej ña ngay naqarlu bu baax a baax ñàkkuk jëm kanam seenu discipline boobee dafa daal di sax faf deltu gannaaw dara waralu ko nag lu dul ñàkkuk piste foofee ci diwaanu ko Tëngéej ca rax ci dooli nee ñu amul nag yenn ci ay bëccëg yoo xam ne dañ ko daal di organiser ngir nag jëmale kanam boobule activité tax na sax ñoom ñu daal di amal seenu ko bëccëg ñu duppeek fukki kilomètres yu Tëngéej loolee sax nga xam ne moo nekk ci ASFA di Christian Diatta moom moo daal di jël ndam la ca lu ni mel Mariama Diouf bokk ci association yu ancien athlètes yu saltige bu Tëngéej dañuy teewlu kàddu yi nga xam ne dénk na ko suñu naataango foofee Cheikh Ahmed Tidiane Seck. mais ñu gis ne athlétisme Rufisque dafa soxe
te nag si situation yi difficile lañ daan dawee mais terewul daan nañ am ay performance ñu ne comme dem nañ ba dawatuñu ñu ngi toog pourquoi pas ñu jàppale suñu doom yi nga xam ne ñoo nekk ay athlètes en compétition jàppale leen. waa athlétisme si Tëngéej man dama naan athlétisme sax Sénégal ñaare kenn joxu ko gëdd bi war ndax dañuy gis ne Sénégal bu ñu waxee football la ñuy gën a xool donc mu gën a sooxe nag Tëngéej parce que Tëngéej tey bu ñu demee Dakar gis nga am na piste bi am na tartan am na foo xam ne vraiment athlètes yi mën nañ fa compétir mais tey boo duggee suñu stade Ngalandou Diouf bi am na piste mais piste bi amul tartan même athlètes yi dañuy am problème d'équipement donc kon loolu moo gën a yokku tax sooxe gi mu sooxe à Rufisque ñu ne vraiment jaadu na tey comme ay champion ñu ngi fi doon génn ci ay conditions yu difficiles tey jaadu na ñun ñëpp vraiment ñu lëkkaloo autour de cette association pour soutenir l'athlétisme en général mais plus particulièrement à Rufisque. mu ngoog foofee daal ñu daal ndar képpee sax tàggat yaram soobu ci beneen ponk ci xibaaru digg bëccëg gi bu mu julli ci yéen kaay des na ci ànd ak El Hadj Cheikh Ahmed Aïdara. Sénégal gi li fi xew doy na waar tribune yéene kaay ne manifestation nag ca buntu palais be waaw Guy Marius Sagna dem na ca Rëbës sëriñ ba doon take ak di doore day waaw bàyyi nañ ko mu ñibbi Seydi Gassama waaw nee na daan bi nga xam ne nag maanaam moom lañ daan kon sëriñu daara bi la même bu dee ñibbi na waaw baax na waaw parce que nag avertissement la ci bépp sëriñu daara boo xam ne nag maanaam yaa ngi final sa ndongo laa la wax yéene kaay dee média gi ne sëriñ Mountakha day waaw moo woowoon taalibe yi ne leen bis ba maanaam ni ki démb bu fa kenn dem nag di manifester bu fit na jóg déedéet boog soobi li ne en tout cas coowal Khadim Gueye moomee waaw atekat ba day bombu sëriñ daara ba la mujj fay daa désamorcé kon bambu ba laa wax Khadim Gueye buñ dañ waaw moom ñi nga xam ne nag ñoom lañ jàppandoo day ñaari atu yàlla kon lañ leen tëj yoo xam ne duñ ko tëdd susi la bàyyi nañ leen ñu ñibbi critique yéene kaay ne moom sëriñ Khadim Gueye moomee waaw yërmande tribunal ba day la ñu wàccee ca kawam yéene kaay ma jàmbal jaa ngi ne waaw kay léegi kay bu benn sénégalais nag daal di jóg naan da ngay jéem a jàngal adduna tubaab yee wala arab yee nga xam ne dañ doon jàpp suñuy maam di leen takee seen ak di leen jaay jamonoy esclavage waaw comme que suñu diine yi ñoo bëgg ci jéng ak seen tak ak seen rafetlu ko ba di ko def ay gone yoo xam ne kon nañoo ësta dëgër bopp waaw léegi koy kon leer na benn sénégalais du fi jóge de dem naan la ñu defoon suñuy maam jamonoy esclavage ñang patiti patata loolee dañ koo war a régler kon réparer ko loolu kay jeex na ci mim réew mi quotidien ne en tout cas Serigne Khadim Gueye day waaw carton jaune lañ ko jokkoon ca tribunal ba Guy Marius Sagna carton rouge lañ ko jokkoon ca tribunal ba tribune yéene kaay ne moom Guy Marius Sagna waaw ak ngooram nga day dugg nañu kon kaso Rëbës allahu akbar mennum Souleymane Thiem moo ci am kon abaayu nëggandiku laa la wax sinon ñi des ñëpp yóbbu nañ leen Rëbës muy Guy Marius Sagna Babacar Diop Souleymane Diokou Mamadou Diallo Fallou Galass Seck Malick Diaw Biaye ak Ousmane Sarr ña nga kon ca kaso ba yéene kaay gi ne ak loo ca mën a dégg nag waaw en tout cas dundu askan wi day le front social temps yi kon mi ngi bax a xëy le front social baa ngi bax l'observateur bi ne dëgg la Macky Sall kay bombu social bi la jàkkaarloo laa la wax ma wax la lan moo tax ma naan leen front social baa ngi bax féppay bax de féppay bax te la gën a jaxal bax ko mooy courant bi nga xam ne kon maanaam dañ koy yokk laa la wax c'est la goutte d'eau maa la ko wax sénégalais ci boppam fi mu nekk ni dañoo mer genn xeetu mer goo xam ne day ndax courant bi nga xam ne kon Sénélec yokk na ko laa la wax yow ci jamono joo xam ne kon ñi ngi naan dëkk bi am na gaz dëkk bi am na pétrole waaw ma ne la njëgu barigu pétrole bi ci boppam kon daa wàññee ko ci adduna bi lée askan wi kon dañoo mënta dégg te mënuñoo gëm lan mooy ndayuk ñu yokk courant bi laa la wax kilifay kay mënoonoo wax leneen lu dul lii yow ci jamono joo xam ne kon ñi ngi yokk nag wàllum courant boobee waa SDE waa ndox mi waaw daal dinañuy grève lu tolloog ñetti fanu yàlla te nee nañu nañu labali yoon ñaari fanu yàlla laa la wax way Samba waaw parce que tubaab yu bees yi nga xam ne kon ñoom la ñuy indi ci réew mi lée waa Suez seen alal te day liggéeykatu SDE dañ caa bëgg téeméer boo jël fukk ak juróom di 15% te gouvernement bi nee nañ leen du ci dal téeméer boo jël daal fukk à prendre ou à laisser way Samba scandale yi daal xam naa ne bari na Déthié Fall réew mi ci évidence yéene kaay waaw nee na gis-gisu Macky Sall ci boppam jam ñaajo la yem la vision de Macky Sall s'arrête à jam ñaajo Déthié Fall na ñëw leen ci TER gi train express régional waaw mais yow monsieur le ministre Oumar Youm TER googee ay milliards la wan na waaw te ba fii may wax ak yow amul benn sénégalais bu la mën a wax ne la train bii nangam lay daw Déthié Fall ne ko monsieur le ministre kaay ci njëkk li ñetti téeméer ngeen wax ne nit ñi moom la ñu war a paas dem jam ñaajo te yow jam ñaajo boo amee téeméer dem ca ngeen bëgg nit ñe teg ca ñaar téeméer muy juróom benn junni ci weer wi yow yokkoo leen salaire yi ba pare te yéen a ngi yokk dépense su nit ñi te man train bi sax ñen ñoo koy jël waa jam ñaajo rek te jamono jooje vice président banque mondiale ne kaay waaw nee na Sénégal day am na ndam nag ci wàllum économie waaw président Macky Sall ba muy dalloo ñaareelu avion A330 néo bi Air Sénégal waaw nee na lii day mandargaal ni réew maa ngi dox te gars yi xarañ nañ performance ak
émergence ñoo feeñ ko xool roppalaan yi le termine yéene kaay ne pavillon national bala Air Sénégal day daal di day dalloo roppalaan gu bees Airbus la waaw te am na yeneen juróom-ñett yoo xam ne day ñu ngi waaj a dikkaat waaw waaye kër Macky Sall ga day yëngu na ubbil enquête yéene kaay nañu Moustapha Cissé Lo day waaw mere na président Macky Sall lool waaw Cissé Lo kay lu yëngu mu door el bi selero waaw nee na milliardaire la bëgg a nekk comme Aïdara Sylla wala ñu ne 24 heures yéene kaay ne cay kër Macky Sall gi la ña ngay tamante ña ngay reyante seen biir laa la wax Macky Sall ci boppam kon moo mënatul jubbanti këram goo di affaire mënu ko leesi ko yéene kaay ne Abdoulaye Wade day jaala ji woon na kon Léopold Senghor ak soxnaam sax ca kanamu Moustapha Niasse Abdoulaye Wade ne xanaa xamoo leen ne Senghor dem na ba proposé ma vice président mars 78 lañ ma waroon a installé ci congrès wu UPS Moustapha Niasse waaw xamal na Abdoulaye Wade ne ko lii nga def day sénégalais yëpp bég nañ ci sénégalais yëpp kontaan nañ ci jëf yi mel nii nag dañ koo war di kattanal ci réew di ko encouragé Sadio Mané dañ koo war a encouragé de dem naa ca football ba